dal leen nag jàmm ci seen télévision Tawhid TV mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi. bokk na li gën a fës ci bopp xibaar yi liste bi nga xamante ne moom moo nekk bu coalition ànd nawle ànd liggéey dañ ko rek daal di génne ci wàllum élection législative yi loolu nag ña ca bokk ñu doon daje ak taskatu xibaar yi ngir daal di andi ay leeral bañ ca noppee tamit kii di maire bu Kaolack daal di ci profito daal dellu siwaat ci nag giseem ak njiitu réew mi Macky Sall loolu yëpp nañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi. waaye nag ngeen jàpp lu ëpp ci fanweer ci ay ndongo fële ca lycée Blaise Diagne boo moyul ren du ñu def examen bi di baccalauréat ndaxte dañoo tardé woon ca ba ñu waroon déposer seen i dossier moo tax nag seen xarit daal di taxaw soobu ci ab xeex waaye nag office du bac daan xamle ni mbir mi dellutu ginnaaw mënatul nekk ndaxte tàmbali nañu seen liggéey ba noppi loolu tamit nañ ko yaatal ci biir xibaar yi ngeen jàpp ni rek lu mel ni kaasu ataaya ci wàllum suukar ñu koy jaayee nag 125 francs ca prison bu Kaolack waaye nag lu tollook benn robinet moo fa nekk pour lu tollook ci 250 prisonniers yenn ci ay nag prison yi sax ñaari nen dong la ñuy bëgg prisonniers yi daal di ko jënd xat-xat yooyu ak jafe-jafe yooyu tax li nga xamante ne mooy mouvement France frappe dégage di woote rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy njëwriñ yi ñu xool seetantal bu baax a baax nekkinu détenu yi ci suñu biir ay prison loolu nag xibaar wala kàdduk ñoo ngi ko doon ekkati gannaaw bi ñu doon janook taskatu xibaar yi ci ay njaboot yi nga xamante ne ay détenu lañu ñu jëlee leen fii ci Ndakaaru yóbbu leen ca prison bu Kaolack mbokk yi li ma gën a fës ci xibaar yi nes kiis ñu daal di ko faram-fàcce. niñ leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi mbokki élection législative 31 juillet mu mel ne ni liste bi di coalition ànd nawle ànd liggéey dootu ci bokkati bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne mooy direction générale des élections mbir mi nu mel nag tax na ba ñi bokk ci boobule coalition doon daje ak taskatu xibaar yi ne rek xamuñu ana lan moo wundu li ni mel waaye nag lu leer ba leer nañu def seen kémtulaay kàttan bu fekkee ni ni jafe-jafe gi wala sax coono gi jógewul ci ñoom ngir ñu daal di bokk ci yooyu la élection législative bu ñu sukkandikoo ci Imam Thiam àndoon ci ak Léa Ñafuna. lu delluwaat ci élection législative yi mu dëgmal mu bari ay liste yi nga xam ne si dañ leen rejeté bokk na ci liste yooyu li ñuy tuddee ànd nawle ànd liggéey bi nga xam ne si Serigne Mboup moo ko jiitee ñoom nag ñuy ñaxtu di wane ne dëgg-dëgg li nga xam ne si moo sabab seen rejeté loolu daal wax dëgg yàlla jaaxal na leen leeragul seen bopp ba léegi. gis nañ suñ dossier rafet na félicité nañ ñu ci niñ ko présenté ñu am ci yaakaar waaye bi informatique bi ñëwee gis nañ ne dañ ñu rejeté 26000 pare yoo xam ne dañ ne autre motif nag xamuñu lan moo nekk ci gannaaw autre motif. léegi looloo tax ñu ne ñu bind lettre laaj leen ñu jox ñu lan mooy détail autre motif yi autre motif yooyu bu ñu ko jotee am nañ capacité vérifier ba xam ñoom ñoo am raison wala dañoo juum wala machine bi lañ programme ci programmation boo xam ne nii bokkut ak ni ñu ko yaakaare waaye lu ci mën a am rek bu fekkee xam nañ ne ñun ñoo am faute technique wala erreur technique te lii mooy suñ première expérience dañ koy jël jàngaat ci ba ëllëg dootuñu dalati waaye buñ xoolee ne vraiment loolu jum-jum la ci ñoom danañ utiliser li ñu yoon may ci jàmm ak ci jubal lu ci yoon décidé ñu nangu ko incha allah. gannaaw bi mu dellu suyewaatee ci audience bi nga xam ne si moom la amoon ak président de la république Macky Sall kii di maire Kaolack bi delluwaat di ñaax way politique yi ñu bàyyi xoyro beeg ñaayo bi lépp rek pour jàmmu Sénégal. bi ma ñëwee certes xam nga ne président de la république bu la recevoir lu muy wax noo mën a ànd ak moom la mais bi ma ko expliquer ñun fi ñu jëm ak li ñu bëgg a def ak fi ñu bëgg a taxawee nga xam ne nii dañoo bëgg ñun am suñ légitimité populaire parce que ñun ñëpp ñu nekk fii kenn ku ne am nga parti boo xam ne boo demoon ñu élire la ci te peut-être mën nga nekk député ñëpp xam nañ ne su fekkoon tey dama bëgg a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar pour Kaolack danaa ko doon bu ma bëggoon a nekk candidat Yewwi Askan Wi dinaa ko doon ak yeneen
mais je préfère am légitimité populaire pour que ëllëg bu may wax duñ ma wax ne ma lii nga wax waroo ko woon a wax ndax ci parti bii nga bokk wala ci parti bii nga bokk. looloo tax bi ma ko expliquer samay ambition ci yooyu ba noppi vraiment avec surprise daf ko nangu wax ma ne ma d'accord naa ci loolu li ma lay conseiller rek moom mooy nga bañ a dugg ci xastaate ak ci xuloo ak ci xeex et vraiment loolu dama ko ciy remercier parce que loolu dafa am solo kon man awma benn problème ak moom ak gouvernement bi ak kenn certes da nga am nag ay jafe-jafe ak les adversaires locaux mais ñoom tamit dañuy am jafe-jafe ci seen biir c'est parce que ndegam ñoom ci seen biir ñoo am théorisé ne ñoom li tax ñu perte Kaolack mooy dañoo xuloo ci seen biir waaw dañoo war a fàtte ne tamit dañoo xuloo ak population bi tamit ndax li tax seen biir ñi la jege yow mënoo déggoo ak ñoom kon jàpp nga ne mënoo déggoo ak population bi kon xuloo boobu ñu xuloo population bi population bi ñàkk ci ñoom yaakaar projet de développement yi nga xam ne nii Kaolack waroon na koo am te ñoom ñu waroon ko défendre muy contournement muy marché bi muy port bi muy ay hôpitaux muy aérodrome bi muy yëpp ñoom ñu nekk seen biir di ko xeex di ko yàq ci seen biir ba man mii sax li ma ciy dox ak yëpp ñu di ko yàq looloo tax population Kaolack rejeté leen te danañ leen kon ne di rejeté buñ génnul ci lii ñu nekk kii di njiital liste coalition ànd nawle ànd liggéey jël ay proposition gaaral ko bi ci njëkk mooy ñi nga xam ne ci jotoon nañoo wane seeni firnde ci élection yu mujj yi ci wàllu parrainage bi jaratul woon ñu leen ni laajaat yeneen i firnde bi mu noppee ñëw na ci li nga xam ne si mooy loi bi nga xam ne moom la société civile proposé muy ñaan ñu appliquer ko. ñu bëggoon rek ñu daal leen defaral ab tali diggante Baba Garage ak fi nga xamante ne moom mooy Bambey ak rek courant moom la ñuy laaj population bi nekk ca Touba Sitor yëkkati kàddu yu ni mel gannaaw bi ñu doon amal bëccëg bi nga xamante ne wàllum jàng la ak jaamu yàlla deuxième adjoint au maire nag daal di dalal xel yi ne rek wàllum yoon bi moom daanaka pare na ba noppi ndaxte liggéey bi ñoo nga ca waaye nag ci wàllum courant bi moom ab entrepreneur dina rek daal di ñëw saytu barab ba ngir xool naka la ñuy tàmbalee liggéey mi ni men moom mi di nga xamante ne moom Maguette Dieye Guèye yëkkati na ay kàddoom itam daal di wax addu ci lu jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi nañ ko teewlu. waaw c'est normal ndaxte jàngoro moom boo ko amee fu ne koy jooytoo ngir saafara man jaa am ku ne xam na ni li président wax ci électrification universelle loolu moom yaakaar naa ne monsieur le maire moo ngi ci. parce que jamono yi ñu toll ñu ngi 57% de réalisation ci côté électricité doyagul ndax balaa muy doy ñu atteindre 100% comme ni ñu ko atteindre ci ndox 100% ba ndox moom kenn waxtu ko fenn ci électricité lañ toll. yàlla dogal nag fii ligne bi ñuy wax MT sore woon na ko trop ci ay relation fexe nañ ba mu ñëw ci kaw tali bi mu am ay villages yoo xam village intercalé entre ligne MT bi ak village bu Sitor yàlla dogal na réaliser nañ ñaar yi ko li ci des. à moins de 1 kilomètre 500 moo ci des pour ñu mën koo eggale te loolu BT mën na ko te ñu ngi ci récemment vendredi waxtaan nañ ci ba am na étude boo xam war na fi ñëw ma ànd ak ñoom parce que man mi wax yow électricité mooy sama domaine ma war ci ànd ak ñoom pour ñu def étude bi fii comme ni ma ko defoon ci benn village boo xamante ni si mën naa pour ne pas avancer mën naa ko citer muy Sitor non pas Sitor non pas Mirina l'autre village là Toro Tambédou defoon naa fa étude ba pare war naa ñëwaat fii sama deuxième village étude troisième village bi Njaañ Sitor la ñett yooyu yëpp war naa ko def main d'œuvre locale lañu loolu moom mooy priorité bépp entreprise bu dugg ci domaine ci benn commune la ca ëpp solo mooy doomi dëkk ba gis ci seen bopp te la ñu man bu ndee ba nag lañ soxla nag doomi dëkk mënuñu ko doog koo jëggaane feneen loolu ñu ngi koy xeex suba ngoon guddeeg bëccëg ba lu ci mel ni xëy na posé wuñ ci question sax muy noonu tali bi nga xam ne ñu ngi ñaan yàlla mu àgg ak jàmm commencé nañ ko ñun ñoo nekk intermédiaire entre entrepreneur bi ak population yi que képp koo xam ne bëgg na ca liggéey mu déposer demande am ñu yóbbul ko jébbal ko entreprise moom nag mooy def sélection bu defee sélection def ay testam xool ba xam kan lay soxla ak kan la soxla kooku ñu ngi koy xeex suba ngoon guddeeg bëccëg kooku moom ñu ngi ci te yaakaar naa ne entreprise aussi nangul nañu ko te ànd na ko ak ñun ndaxte la fa jotoon déposer ay demande sax dafa leen ko delloowaat ne dem leen yóbbu ko ci commune ba am na commission bu fa nekk ngeen déposer.
lu ëpp nag fanweer ci ay ndongo fële ca lycée Blaise Diagne ren ji baccalauréat moom duñ ca dem loolu nag li ko waral seeni dossier dañu tardé woon ca bañ ko waroon na rek daal di yóbbu fañ ko waroon a yóbbu loolu nag tax seen xarit ñi nga xamante ne bëgguñu ñooñee ñu daal di ñàkk année scolaire bi ñu daal di taxaw tem soobu ci ab xeex la ñu bëgg rek gannaaw bi nga xamante ne xool nañu fu ne mbir yi mujjota antu ñu daal di sàkku ndimbal ci ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi Macky Sall nañu topp compte rendu bi. élèves yi lee ñu ngi xeex daanaka ñaari weer a ngi nii seen bëgg-bëgg mooy lu ëpp ci fanweer ci seeni xarit ñu mën a daal di def examen bi di baccalauréat foofu ca lycée Blaise Diagne. ay buntu pour jéem a ut solution boobu noonu. dem nañ directement office du bac dem nañ ci suñu administration respective yi dem nañ aussi jëm nañ koo jaal itam ci yeneen presse yi. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas marché et cela depuis 2 mois. Ñu ngi ñaan nag directement état bi pour comme ça mu jéem ñoo jàppal ñu def bac juillet ndax gannaaw bi nga xamante ne xool nañu fu ne yëf yi mënta antu ca noone ñuy woo njiitu réew mi Macky Sall mu daal di leen wàllu ndaxte diir buñ leen joxoon moo xaw a gàtt ci ñoom. yaanaa yoo xam ne nag bàyyi nañ franchement yaanaa ñoo xam ne nag bàyyi nañ am na ñoo xam ne tamit ñu ngi continuer man rek am na ñu ma ci bokk ak classe ñu ngi continuer ba tey. Mais la majeure partie nag franchement découragé nañ parce que tamit jàng 8 mois. ñu ci bëri nag daal di bàyyi l'école waaye nag ñenn ñi ñoom ba tey am yaakaar ni dinañ leen mës a jël ba léegi ñu ngi suivre seeni cours. gannaaw biñ ko laajee nag ci mbir mi ni mel office du baccalauréat moom daal leeral na mbir mi nee na nag fu ñu toll nii amatul dellu ginnaaw ndaxte lépp lu ñu waroon liggéey ci wàllum baccalauréat def nañ ko ba noppi fu mu toll nii nag buñ ci naree laal dara aslëf rek dina rek daal di yàqaat liggéey bi nga xamante ne def nañ ko ca lu tollook ci 150 000 candidats ñu nar ko am niki ren ji loolu nag lañ ci bañ bu ñu sukkandikoo ci Socé Ndiaye di directeur ba moom sax daal di yokku ne fu mu toll nii yóbbu nañu liste candidature officielle yi ba noppi ci seeni jury. ay prisonniers nag ñu jëlee leen ca prison bu Dakar yóbbu leen ca Kaolack seen i njaboot nag ci seen gis-gis mbir mi dina xaw a metti lool ci ñoom ngir ñu dem seeti leen ba tax na rek fu mu toll ni lu ñu bëgg mooy njëriñ yi ñu daal di xoolaat bu baax a baax mbir mi bu fekkee ni mën na ci am solution ñu daal di ko indi ab saafara loolu nag tax mouvement frappe France dégage moom nag di wooteeg gouvernement bu Sénégal mu daal di tamit respecté ak yelleef détenu yi waaye nag ba ca noppee itam mu daal di xoolaat bu baax a baax seen nekkin ndaxte dafa xaw a jéggi dayoo bu ñu sukkandikoo ci seen leader di Guy Marius Sagna ñu teewlu ko. dugal la biir kaso amul ndox benn robinet pour plus de 250 prisonniers ñu naan déet mais toiture cellules yi zinc la loolu la ñu wax ne du dëgg du yoon. ñi fa nekk dañ leen nangu ci seeni mbokk yi nekk Dakar amuñu benn mbokk Kaolack kon ku leen di seeti nga war naa loolu mooy sa mbokk na ñëw benn yoon par 6 mois wala benn yoon par 3 mois kaso bi moom prisonniers yi sonn nañu léegi prisonniers yuy naxarlu lu mel nii di naxarlu kaasu suukar 125 ñu ne leen ràpp dugg leen ci cellule ndax lan di naxarlu liñ leen jëlee fii Dakar yóbbu leen Kaolack di naxarlu 10 secondes de téléphone 60 francs di naxarlu kaasu suukar 125 di naxarlu benn robinet pour lu ëpp 250 prisonniers mbokk kaso nga naan ay kaso warul mekki warul neex ba ñuy jaay kaasu suukar 125 lu leen neex du ñu noppee wax ci kaso yi ndaxte lii du dëkk du yoon donc lii la ñu wax ne bu ñu moytuwul dëkk bi dina tàkk te fu muy tàkkee ci kaso yi lay jóge ndaxte ñi fa nekk ay doomu aadama lañu dañoo am xel dañoo jàng dañoo xam seen droit bu ñu sonnee xol bu feesee tuuru te xol bu feesee bu tuuroowee musiba lay jur bu ñu bañee nag mutinerie am ci kaso yi nañu respecté droit yi ñun loolu la ñuy bañal Sénégal bakkanu doomu aadama rot ci biir kaso yi ndax lan nit yi dañoo fipp donc ñu ngi waxaat nañu waxuñu buñ leen tëj waxuñu nañ leen libéré
nañu respecté seen droit kuñ ci war a àtte nañ la àtte kuñ ci war a grâce nañ la grâce kuñ ci war a remise de peine nañ ko remise de peine kuñ ci war a tëj nañ ko tëj waaye nañu respecté ak seen ak yelleef. ay câble la ñuy rek daal di daggate fële fi nga xamante ne moom mooy ca forêt bu Mbao câble yu teer loolu taxoon ba dem ak dikk bi daal di tàggatembe waaye nag mujjee nañ ci andi saafara li ni mel mënoon na tax ay doomu aadama yu bëri ñàkkoon ci seeni bakkan loolu tax sax ba ñi nga xamante ne moom mooy sénégalais yi ci seen gis-gis li ni mel waruñu koo gisaat waaye nag bokk na ci ñàkk xam waaye tamit incivisme moo tax ñuy daal di woo njëriñ yi ñu daal def seen kéemtulaay kattan bu ñu leen tegee loxo ñu daan leen ay daan yu metti ngir li ni mel bañ a amaat ñu teewlu leen. da nga am loo xam ne yow yaa ko war a sauvegarder nga téyel ko sa bopp parce que c'est pour la nation mais nit intérêt benn nit warul tey ji prôné wu si par exemple des milliers de citoyens loo xam ne tey jii ku ko jëloon tey jii mi ngi mettre tout en danger tey ñaata mort la ñu naroon sauvegarde après le bateau le Joola tey jii loo xam ne waroon na fi am beneen cas amoo waroon na fi am tey jii bu si jamais tey jii teeluñu woon découvrir lu mel noonu xam nga loolu manque de civisme dëgg weesuwul loolu béykat ne sénégalais yi ñoo war a delloosiwaat seen xel te xam ne ni civisme dafa di loo xam ne c'est la chose la mieux partagée au monde mais dans la vie nag nit da ngay nekk ko da ngay jàpp nii ne lu Kennedy daan wax rek le citoyen doit plutôt voir ce qu'il peut faire pour la nation et non ce que la nation peut faire pour lui mais ñun fii malheureusement dañuy seet lu ñuy jëriñoo ñun rek mais non que luy jëriñoo askan bi yëpp ñun vraiment lancé appel boobu Sénégalais yi ñoo war a delloosiwaat seen xel te xam ne ni tey jii lii c'est l'intérêt de toute une nation et non du benn nit moo koy war a jël di ko mettre en mal dëkk yu bari amuñu lii tey jii bu ñu ko yàlla joxee tey jii ñu war ko téye ak fukki loxo di laajtewaat leneen. waaw di sant yàlla ginnaaw bi nga xamee ni jéye mënoon na am waaye yàlla na ci teg na ci loxoom di ko sant bu baax a baax na alhamdulilahi rabbil alamin waaye nag di ñaawlu li ni mel di ko ñaawlu parce que nekk na loo xamante ni ñun tey suñu taaxiru réew ak suñu xar-xaru kanamu réew yaakaar na am na image yoo xamante ni waruñu ko sax di dégg ci Sénégal rawatina ci jamono ji nga xam ne terre bi mu ngi jàppale ñun ñu bëri nañ ko waxta dee mais am na ñoo xamante ni dañ daan perdre ay temps mais actuellement ak terre bi sant yàlla bu baax mais bu ñu demee ba loolu xam nga tamit am nañ mu ngi commencé lot donc il faut ñu jëm def benn genre pour def alerte xool fan moo doxul ak la moo tax li ni mel est-ce tamit dañ jox baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñooy nguur gi ñoo def seen liggéey lu ni mel waaye tamit est-ce que tamit ñi nga xam ne ñoo def lu ñu mel am na lu ñu moom mooy civisme maanaam ñàkk xam naka la ñuy doxalee ci réew ak ñàkk la ñuy fan la ñu war teg seen tànk ak yenn actes yi sax boo demee boo di ko def war nga mën a xalaat tamit doon nekk na loo xam te ne man moom personnellement dama ko ñaawlu torop parce que Sénégal am na loo xam te ne war ñu ko tax dégg waaw xam nga dafa mel ni rek Sénégal dañ naan dañuy sanctionner mais après xam nañu fan lay mujj donc c'est pas une façon de dire que nous ne faisons pas confiance ak suñu wóoluñu suñu justice mais dafa xaw a doy waar tuuti suñu xoolee nag waxuñu ko mais dañuy xool ci ay fait am te jot na fi am dama jàpp ne bu ñu fekkoon nekk nañ dans un pays moom te dañuy bàyyi xel lu xewoon fii ay jamono ci ginnaaw bu nga amoon naufrage bateau le Joola amoon na donc yu bëri war nañ ci bàyyi xel ba nga xam ni yu bëri bu naree am nag ñu bëri état bi na jël ay sanctions par rapport ak yenn situation espérons que cette fois-ci ça sera la bonne mais en tout cas daal man personnellement bu demee bañ jàpp ay doomu aadama ba teg leen daan dinaa ci d'accord mais tamit bon acte boobu moom wax dëgg fa yàlla moom maa ngi koy ñaawlu wax dëgg fa yàlla parce que loolu moom c'est pas normal ndax terre bi ñun ñoo ko moom waaw suñu utilité la daal comprends nga kon nag maa ngi ñaan wax dëgg fa yàlla sama morom jeunesse bi bu kenn defaat erreur boobu noonu parce que boobu erreur c'est pas normal daal ndax terre bi daf ñuy arranger comme kiy dem ville ba fële na le bon naka la ci sax ba Tëngéej terre bi daal ñun ñoo ko moom maa ngi leen di ñaan ngir yàlla rek wax dëgg fa bu kenn saboté terre bi ndax suñu alal la suñu xaalis moom moo fa dem. waaw acte yu mel noonu en général li koy indi mooy souvent nit ñi dañ koy def pour ñoom pour jéem a fexe rek am dara lu ñu am mais duñu xalaat conséquences yi li nga xamante ni moom la mun a jur pour ñoom déjà ñoom seen bopp li mu leen mun a jural ak li mu mun a jural bu ñu jëlee yooyu sàcc ko li mu mun a jural population bi parce que terre bi tamit population bi moo ko tax a jug mais loolu yëpp tamit li ci am moo di problème mu chômage bi nga xam ne moom moo am ci dëkk bi mais nit ñi nañu xam ne que mun nañu jéem a fexe daan seen doole neneen nu dul dem di sàcc lu nga xamante ni ñoom si seen bopp mun na lor wante aussi mun na lor population bi donc li ñu war a def surtout
mooy jéem a fexe seet naka la ñuy ñaaxee xale yi bu ñu gënee nekk xale à l'école déjà ñu jéem leen wan leen mooy civisme maanaam am lu nga xamante ni xalaat bu nga xam ne moom nga am pour sa réew nga xam ne doo yàqal sa réew du am dara looy def moom luy yàqal sa réew ñu def ko non seulement ñu def ko ci école yi mais tamit tout le temps ci ñu bañ a tàyyi ci population yi rajo télévision ñu continuer di ñaax nit ñi ci boor boobu pour que nit ñi di def lu nga xamante ne lii lu ñëpp bokk kenn bañ ko aakimoo kenn bañ ko yàq voilà noonu daal. mbokk yi lii moo fi rusee woon ci wàllu xibaar ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewlu asalaamualeykum.